jànq ju ne dafa yaañ jànq ju ne dafa sell ni mu bindoo jànq ju ne wurus la aar leen wareefu ñépp la bañ a jindi dara ci ñoom jox leen lépp mooy tax ñuy gën a taaru ngir bépp ndaw mën a dund ak xel bu dal ci àdduna bu amul xarafal jigéen mbaa mettital ñépp ci war a jàpp ngir sàkku ndimbal mbaa yëgle fu ñuy xarafalee jigéen mën ngeen a woote ci 116 ci 800 00 20 20 wala ci 800 805 805 nañu aar sunuy doom sunuy jigéen bu ñu dindi dara ci ñoom. yëgle ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ak ndimbalu programme conjoint UNFPA UNICEF buy xeex xarafal jigéen. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média ñu am nag plaisir dalal fi waa ministère de la famille bu nu waxee loolu macha allah xam ngeen ne dañuy waxtaanee lépp loo xam ne dafay jëm ci wàllu jigéen ñi ak ndaw ñi tey nag ñuy def benn taxaw rek ci li nga xam ni mooy wàllu excision bu nu waxee nag excision mooy mel ni xarafal jigéen. am na ñoo xam ne dañuy wax ne noonu lañ koy waxee mais am na ñoo xam ne gis nañ ñu itam am na beneen tur lu mu ci mënti doon rek ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy experts yi fi teew dinañ ci indi leeral bu bare bare ni ma ko waxee ministère de la famille moo ànd ak ay partenaires am ngir rek bëgg képp koo xam ne mi ngi jàkkaarloo ak ñun mu am idée ci li nga xam ne mooy excision nag doon loo xam ne dafa ànd ak ay conséquences am. temps bu njëkk ba lan ko daan def ñu gis ne ba tey jógew fi waaye loo gis lu ne rek waxtaan mën na ca dara moo tax dañuy nuyu bu baax a baax ki nga xam ne mooy docteur Fatou Ndiaye Dème ni ko salaamaaleykum. maaleykum salaam Eva. ajaratu ñu ngi lay nuyu. di la fay di kontaan ci li nga wax ni maanaam daje bi. di nuyu téléspectateur yëpp ñi ñuy déglu. dëgg la suñu waxee docteur Fatou Ndiaye Dème moom mooy directrice de la famille. et la protection des groupes vulnérables. très bien merci. kon waxtaan wi war nga caa mën a jël part. incha allah dinañ incha allah ñu kontaan itam ci docteur Awa Bokar Ly Tall salaamaaleykum. maaleykum salaam Eva jërëjëf ci dalal bi ci bismillah bi di gërëm tam suñu directrice de la femme de la famille et des groupes vulnérables. ak di gërëm TFM ak ñi ma àndandoo fii ci plateau bi di nuyu sa téléspectateurs yi si kër ga. très bien. bu nu waxee docteur Awa Bokar sociologue la kon regardu sociologue bi daf ci am solo lool. waaw en effet. très bien imam salaamaaleykum Fall. waaleykum salaam moom mooy président réseau islam et population. noonu la yaa nekk ci terrain bi. waaw macha allah mun nañoo wax ne bàjjanu gox am na waaye yow itam ni jaay nga ci. waaw mënul ñàkk ñu ngi nuyoowaat di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di la nuyu di nuyu mboolem ñu bokkal plateau bi. nuyu mboolem téléspectateurs yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin. bu ñu waxee loolu réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon MGF kooku nag mooy Hyacinthe. ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. dalal la ak jàmm. merci beaucoup di nuyu sama yaay ak suñu papa yi. di fi teew di nuyu aussi spectateurs yi. di gërëm aussi invitation bi te yaakaar nañ ne ndaw ñi tey seen taxawaay am na solo fi tey. te ñu ngi gërëm aussi suñu ministère ak suñu partenaires yoo xam ne tey ñoo ñu woo fii parce que xeex bu ñuy xeex waxtaan bi ñuy waxtaan wàllu ndaw yi la te ndaw yi kon bu ñu fi teewee am na fi solo. te yaakaar nañ ne dinañu mën a ñaax suñu morom yi ngir ñu gën a mën a taxaw ngir li fi ne di gàllankoor jigéen ñu mun koo fee jëlee. très bien muy spéciale journée tolérance zéro jëm rek ci wàlli excision bu ma doon laaj docteur bu ñuy waxtaanee excision war nañoo joxe ay chiffres parce que tey boo waxee excision am na ñoo xam ne dañ naan jóge na fi mais yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci terrain bi gis ngeen ne mbir mi jógew fi donte ñu ngi ñaan nag mu gën a wàññeeku tey boo doon dikk ci chiffres yi di teg xayma lan lay doon. jërëjëf Eva je pense que li nga wax lu jara waxtaanee la ndax comme ni nga ko waxee mbiru culture la mbiru société la kon bokk ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci communauté yi koy def dañu war a taxaw seetlu boobu moom moo indi ñu waaxu ba xool ñan ñoo ko yor di ko def ba léegi ak ñan ñi nga xam ne ñoo ko def bu yàgg ndax natt bi ci ñaari li ñuy wax ci ñaari frange lay doon ñi nga xam ne dañ leen ko defal
ci li gën a bees ñu natt ko ci ba ngay door a judd ba ngay am fukki at ak ñeent ak beneen natt bi nga xam ne dañ ko def ñi nga xam ne moom ñoo am fukki at ak juróom jëm kaw. loolu tamit xam nga dafa wone dara. dafa wone ñi nga xam ne def nañ leen ko bu yàgg. ñu nga xam ne loolu mooy li nga xam ne moo fi des mais ndax pratique bi maanaam mbir mi ñu ngi koy continuer di ko def natt bi moom moo jóge ci xale bi boobu jigéen ba mu juddoo ba muy am fukki at ak ñeent. kon boog frange boobu may wax am na solo ñuy koy surveiller di ko xool lu tax ñu koy xool du rek du ñu jóg di ko xool dañ ko xool ndax comme ni nga ko waxee sànq dafa am ay gàllankoor yi ci nekk dinañ ci gën a xuus ndax fa naa ne expert yaa ngi fi dinañ wax tamit dinañ ci gën a xuus tamit pour wax li ci diine wax looloo tax imam toog fi maanaam loolu moom la ñuy nattee liggéey bi ñu ci def pour que yàlla def ñu ànd ak population ndax communauté yi ci seen bopp ñun moom la ñuy liggéeyal ñi koy def ñoom la ñuy jege ñi koy def ñoom ñoo war a ànd ak ñun ci bàyyi boobu ñuy wax du lu nga xam ne dañuy toog ñoom ñu toog ñu janoo maanaam waxtaan la looloo tax liggéey bi ci suufa suuf la nekk ci communauté yi la ñuy wax te ñu ngi sant yàlla communauté yi ñu ngi koy bàyyi ndànk ndax suñu nee ñi door a judd ba am fukki at ak ñeent maanaam ñaar fukk téeméer yoo si jël fukk ak juróom benn yi la ñu natt ne muy 16% moom ñoo ko ciy def ba léegi saa si tembe ci fii ñu nekk moom mooy étude bi nga xam ne moom la ñu EDS yi ñuy def de la santé di def moom lañ mujj jot ñi nga xam ne nag moom laa la wax ñi nga xam ne ñoom ñooy mandargaal pratique bi ci ay fan yi gën a kawe maanaam ñi am fukki at ak juróom jëw kaw boobu nag dem na ba ñaar fukk ak juróom kon boog mi ngi wàcc mais wàcc boobu nag dafa am ci maanaam li ñuy liggéey lu Sénégal xalaat ne war nañ cee gën a farlu bu ma waxee Sénégal mooy ministère de la femme àndoo ko sectoriel yi àndoo ko société civile ndax gis ngeen toogaay bi tey du ministère rek ak sectoriel mooy yeneen ministères yi santé justice intérieur éducation nationale ñëpp a ngi ci biir mais organisation de jeunes yi organisation de femmes société civile yi experts yi nga xam ne ñoom it ñoo nekk société civile ak suñu autorité suñu leader religieux yi suñu leader d'opinion yi dañu ne ñu gën a xuus ci liggéey bi gën a waxtaan ak communauté yi ba nga xam ne incha allah en l'an 2030 16% yi nga xam ne sax rëy na lool xëy na ci li nga xam ne moo nekk ci yoon bi ñu nekk lu ñu am mu gën a yées daal 2%. donc kon liggéey a ngi fi. mu wàññeeku bu baax mu wàññeeku ba 2%. te loolu yëpp dafa am fu ñu ko teg maanaam ci maanaam wér-gu-yaramu jigéen a ngi ci fa naa loolu ñu bari dinañ ko fi wax ñi ngi fi lu am solo la mais itam li ñuy wax en général autonomisation ak développement de la femme kon boog fii boobu ñu koy defal li mu koy gàllankoor moo tax xëy na moo tax sax ñu taxaw seetlu ne war na am ay jéego yu ñu ci def te maa ngi la koy wax ci njëlbeen ba communauté yi ñi ngi jóg ci liggéey bi ñuy liggéey ak suñu ay partenaires ñuy jege population di gën a waxtaan ak ñoom ñu ngi jóg di taxaw di wane ne bàyyi nañ moom daal kon loolu mooy chiffres yi nga xam ne moom lañ fi am xëy na raison yu bëri dinañ ci gën a dugg boo ñu pour xam nan moo tax mu gën a yéeg ci 2019 bi ci la génn 2020 bi ñu ngi xaar mu génn ñu am résultat yi ndax 2020 dafa nekk at mu xaw a jaxasoo ndax Covid bi kon boog 2021 nga xam ne moom it xam nañ éprouvé ñi ngi xaar statistiques yi génn maanaam statistiques yi mën a jox daal 2019 la waaw mu ngi noonu kon bi yéeg bi amee dañuy seetlu sax ni dafa bokk ci jamonoy Covid bi kon pour wane ne sax seen liggéey am na solo lool ndax jamono bi ngeen nekkee ci terrain bi donte léegi mun nañu liggéey de manière virtuelle waaye ba ngeen nekkee ci terrain bi itam amoon na effet bu mag macha allah amoon na effet bu mag déglu nañ la bu baax a baax docteur ñuy dem ci docteur Hawa lan ngay yokk ci li nga xam ni directrice wax na ko concernant les chiffres gis nañ ko waaw li directrice wax yëpp maa ngi koy dëggal bu baax a baax a baax baax ndaxte journée bi ñuy célébrer tey maanaam le 6 février c'est une journée internationale bi nga xam ne bi Nations Unies ñoo ko décidé historique en 2003 waaw très bien ndaxte la première fois ñu jigéen yi rencontré wu muy ñaar fukki réew représentante ñaar fukki réew ak ñaar mu am même l'émir de l'Égypte d'antan mu fekke ko Sénégal moo ubbil buntu jigéen yi
ñu ñëw def fi séminaire. C'est le séminaire de Dakar sur les pratiques traditionnelles affectant la santé de la femme et de l'enfant, c'est-à-dire l'excision, les tabous nutritionnels, et cetera, et cetera, et cetera. Bi ñu kiiwee dañu créer aussitôt comité bi. ñun nag comme Sénégal amoon nañu chance ñu def ko fii ci Sénégal ñun ñu def suñu comité national aussitôt. Avec Marianne Sidibé yarhamu ak ñeneen bon avec man j'étais avec les grandes sœurs ñoom Dioro Ndiaye ñoom Fatou Sow Diagne ñoom la gynécologue Henriette Diabaté d'origine malienne et tout ça et man ñu def ma secrétaire général mouvement bi et ñuy xeex nag di def xeex bi mooy xam nga lu nga xam ne li ci aada dañu war tout le temps di ko segg selon période yi li nga xam ne li lu baaxul la ñu teg ko ci kanam ci def ko ci mbalit bi li nga xam ne lu baax la comme nampal doom wala comme di maase yaramu ku jigéen bu wasin wala xale bu jigéen xale bu juddu ñu loolu pratique yu baax la léegi en 1980 il a fallu 10 ans c'est-à-dire 84 ba 95 à Beijing la Nations Unies jox prix CIAF comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants léegi ñu continuer di def lobbying bi en 2003 les Nations Unies décidé que journée 6 février bi comme la journée du 8 mars dañu koy dédier la lutte dañuy wax lutte ndaxte li nga xam ne dañuy xeex pour jële ko fi ndaxte du lu gën ci yaramu xale du lu gën ci yaramu jigéen du lu gën ci jigéen buy sëy mu nekk journée internationale bi nga xam ne bii ñu ngi koy célébrer ci ñaar fukki ak juróom-ñeent dëkk am na dans les diaspora aussi muy en Europe muy en Amérique et tout ça ñu koy célébrer ndaxte ñu def sensibilisation bi pour l'abandon de ces pratiques nga xam ne conséquences yi dinañu ci ñëw léegi donc journée 6 février tolérance zéro aux mutilations comme ni ko madame la directrice waxee ñuy dem di def sensibilisation ba nga xam ne population seen bopp ñooy gisal seen bopp lii baaxul ci seen doom yi ñu bàyyi ko ñoom ñu ñëw bu doon dañu nekk ci guerre ñu ñëw déposer seeni armes loolu ngeen doon xaar ci moom ci ñoom mu mel ni am na jéego yu ngeen ci jot a dox ba ci benn diwaan boo xam ne ñoom ñëw nañu dajaloo teg seeni paaka du ma wax sax ngànnaay parce que dafay rëy ci man mais teg yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour xarfal jigéen ñi wallaay loolu sax yàgg na ndaxte Malicounda ñoo jëkk village bu tudd Malicounda ñoo jëkk décidé bi nga xam ne bi Tostan ak Molly Melching bi mu liggéey ak ñoom di wax ak ñoom yeneen développement comme autonomisation des femmes les nutrition et tout ça ñu ñëw nag ci affaire xarafal jigéen comme ni nga ko wax mu won leen ne lii du lu gën ñoom ci seen bopp bi ñu comprendre ni lii du si gën ñoom ñëpp dëkk bi ñu kii waaye xam nga fi mu gën a amee mooy suñu dëkk yi c'est-à-dire suñu Fuuta gi waaye keroog rek madame la directrice invité na ma ànd ak benn mission sur le terrain juróom fukki dëkk ñoo daje ñoom ñëpp ñu ni décidé nañu bàyyi ñi doon xarafal ni décidé nañu comme ni nga ko waxee léegi teg seen paaka dootuñu ko defati ndaxte ñoom kat ni Wuré Sall bi Malicounda doon wax bi mu koy def dafa ni woon lu baax lay def jigéen yi waaye comme gis na nag li nga xam ne lii day yàq xale bu jigéen bi bu amal ko solo buy wasin wala buy sëy kon comme lu baax lu bon la moom nee na bàyyi na population yi ñu ni bàyyi nañu donc daal ñu ngi si dafay jéego yu bëri ba muy dellu gannaaw waaye ba tey comme ni nga ko waxee rek des na fi ba tey directrice sànq ci waxam balaa may dem ci imam Moussa Fall dafa wax lu ñu soxal lool te toujours dafay ñëw ci sunu ay waxtaan muy autonomisation de la femme boobu ngay wax jigéen boo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko xarfal wala mu téye ay doomam xarfal leen ëllëg la muy jur baaxul ci économie parce que xale bi dafa juddu léppam mat mu mel ni bi mu dikkee nag ñu xarfal ko doon ko wàññi waaw comme ni nga ko waxee rek te itam docteur Awali wax ko maanaam loolu ñuy def ci xale yi ndaw yi
mun na indi gàllankoor yu bari kon naa ne waa santé dinañ ñëw gën ci xuus mais mun na ko lor ca bañ ko koy defal mun na ko topp tamit giiru dundam te topp boobu bu koy topp giiru dundam moom mooy wàññi ci moom li nga xam ne moom moo ko war a matal dëgg la pour mu taxaw pour mun a mënal boppam ndax autonomisation de la femme dafa commencer ci lu bari ñu jox la nga mun a am sa droit yi nga xam ne moom nga moom maanaam droit disposer sax li ñuy wax ci jël décision ci nga xam ne mooy sa yaram dëgg la ñu tegati ci droit yi nga xam ne moom moo lay may nga am épanouissement social maanaam dans la société nga nekk fa jigéen bu ñuy wax te loolu ñàkkul Sénégal dëgg la ñàkkul fii ndax fa naa ne jigéen ñi ñu fi mun a wax ñu nekk ay jigéen leader bari na ci nag domaine bu nekk ñii dans le domaine de la ci liggéey am pouvoir ñii ci juddu mais ñii atam ci diine kon boog jigéen am na fi taxawaay looloo te jigéen boobu am taxawaay day contribuer lu bari day bokk ci li nga xam ne moom la dëkkam di jëm kanam ci loolu moom la ñu wax ne autonomisation de la femme dafa nekk lu am solo maanaam nag pour mu autonomiser il faut mu matal léppam matal santeem matal dundinam matal yoral ni mu yoroo mais même famille am bi nga xam ne moom lay yor dafay wëlbatiku ci moom ci autonomisation au bout du compte nag mooy ñu jox ko former ko jox ko ay moyens pour mu dem yoonam kon boog il a été wane nañu ne loolu ñuy def wàññi na ci jigéen bi fa nga xamee ne moom la mun a mënalee boppam ba mun a autonome à 100%. très bien imam ñu ngi wax ci sa contrôle yaa ngi teew yow itam nga nekk nit ku nekk tout le temps ci terrain bi di côtoyer les populations di côtoyer les familles lan mooy li apport bi nga ñuy indil ci waxtaan waaw di bëgg ci intervention yi fi jot a jàll muy leeral lu bari waaye itam li ñu tuddee persistance muy bu ñu constaté xam ne mu ngi des ci réew mi c'est parce que am na fu ñu ko wekk am na ñu naan suñu sunna la am na ñoo xam ne sunna lañ ko tuddee sax am na ñu naan diine ko santaane waaw donc loolu dafay jaadu ñu fàttaliwaat njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax boo ne islam rek delloowaat ko ci dund yonent bi ak ay orientation am sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal moom fekkee na excision ci jamonoom waaw ba mu jógee Makka dem Madinatul Munawwara am na benn femme bu tudd Umu Atiya était une femme exciseuse te mu wax léegi ci autonomisation jigéen ñi ñu bari ñu ngi koy def ndaxte weccit lañ ciy wut bu ñu amoon leneen lu ñu yëngu dañ ko mën a bàyyi waaye ginnaaw ba dañ ciy wut xaalis am na ñoo xam ne dañ ci am dërëm jooju dina tax ñu continuer di ko def mais li ci ëpp moom ba mu fekkee loolu laajte gis xew-xew bi dafa laajte li lan la ñu ne ko fii daal dañ fi xarfal ay jigéen mu waa Umu Atiya wax ko baat bu gàtt ne ko yaa Umu Atiya axfidi wala tanhiki baat bi mooy soo demee ba di ko def boo ko mënta bàyyi cofal waaye bul exagéré ci li ngay dindi ci cëru jigéen ñu ne loolu ci wàllu njàngale dafay delluwaat ci li ñu tuddee changement de comportement islam bu la bëggee génnloo ci loo xam ne jëf la bu yàgg ci yow ndax dañuy fàttali ne jiitu na islam lu bari ndax amoon na ci société Égypte ancestrale yi dalay wàññiloo maanaam mu incité ko à ce que mu wàññi ko loolu mooy tekki ne kon bu ko doon appuyer daf koy naan continuer beneen bi muy ñaari xadis benn xadis bi ci ñëwaat mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon wax ci wàllu sangu set di wax ne lii waral sangu set bokk na ci bu ñaari awra daje mais ni mu ko waxee ci arab dafa ne idal taqal xitaanaani bu ñaari awra yi ñu xarfal daje gaa ñi ne comme dafa ne ñaari awra yi ñu xarfal kon xarfalum góor ak bu jigéen ñooyam fekk loolu itam ci wàllu ñu jàng arab ñi may teewlu xam ne taglib la benn figure de style la ci arab boo xam ne da ngay citer benn yëf mu yóbbuwaale ñaar yi daan nañu boole Aboubacar ak Omar tuddee leen al Omarani littéralement mooy ñaari Omar yi mais tekkiwul loolu day tekk Aboubacar ak Omar wala nga xool jant beeg weer bi ne al Qamarani littéralement mooy tekki ñaari weer yi mais jant beeg weer bi lay tekki loolu xam nañ ko beneen bi mooy dafa wax ci beneen point bu am solo nag boo xam ne moo ñëw ci téere fiqh yi ci bëri mooy alxitaanu sunnatun lir rijali wal xifaadu makrumatun lin nisaai daan ne circoncision bu dee xarfalu góor sunna la ci góor waaye nag daal di ne xarfal jigéen mu ne acte d'honneur la
bi mu ko waxee nag ñenn ñi sukkandiku ci bëgg ko wekk ci sunna mais borom xam-xam yi ne déet su doon sunna la da leen di boole ñoom ñaar def leen benn attribut bu ñu demee ci lu ñu tuddee prescription légale muy lu dagan lu ñu xaraamal lu ñu sip lu ñu waral dañuy gis ne doo ci gis baatu makruma ci biir donc benn appréciation la boo xam ne société bee ko joxoon acte bi ba tax na kon ñi koy wekk ci sunna ne moo xarafal góor a yam su doon noonu la demee yonent bi alayhi salaam day xarafal na mu xarafalee doomu njabootam gu góor noonu lay xarafalee njabootam gu jigéen waaye itam la mu daan wax di inciter ci ce que ñuy protéger jigéen bu ñu xoolee argumentaire islamique bi médical bi gis ne loraange la islam lu charia tëral même bu dee farata bu fekkee loraange judd na rek islam daf ci deltu gannaaw misaal weeru koor bu jotee ñëpp xam nañ ne farata la waaye bu la docteur bi xoolee xam na seeram mënul woor wala kay bàyyiloo aj màkka boo amee paas ba pare ñu xool ne da nga inapte ci côté santé da nga koy bàyyi donc même bu doon sax dafa am valeur sunna mais bu ñu xoolee argumentaire médical bi gis jafe-jafe yu muy jur dañuy delluwaat xam ne loraange bay ëpp njëriñ bi su boobaa nag te nag dëgg-dëgg bu ñu xoolee xam ne xadis yi ñëw yëpp yonent bi alayhi salaam li mu ci incité mooy ñu wàññi ko wala ñu bàyyi ko borom xam-xam yi ba ne imam lu Ghazali bi dina ci lu am solo wax na yonent bi alayhi salaam ci Ihya Ulumuddin xadisam yooyu li mu jublu mooy bàyyi ko moo gën def ko kon nag yaakaar naa buñ ko leeralee ci bopp nit ñi dana am koo xam ne daf koy def parce que dafa bëgg fidéliser ak diineem fidéliser ak charia te fekk dëgg li muy def mënoon na ko bañ a def te du tee mu fidéliser ak charia am ndax charia nekkul lu mu ko sant. Très bien charia nekkul li ñu ko sant moo tax ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun ñu fàttali leen ne plateau la bu spécial boo xam ne rek dañu ko def ànd ak waa ministère de la famille bu ko defee ñu indi ay leeral ci wàllu excision ndax mbir la moo xam ne ba tey jógew fi ndax tey da nga naan man ci xeet bii laa bokk xeet bële laa bokk dañu baaxoo di ko def waaye tam jamono di dox ndax ci biir waxtaan bi ñu ngi wax sànq ak soxna Bigué Ba mu ñuy wax rek conséquences yi nga xam ne ñoom gis nañ ko excision teg ko ay jigéen muy lu métti ci kanam tuuti incha allah danañu ànd ak moom ndax moom itam mooy présidentu sage-femme mu Sénégal yi baaxoon nañ sax di ko dalal ci sunu ay plateau waaye fu mag am itam gone nga fa macha allah ni ñu koy waxee la valeur n'attend point le nombre d'années te itam dafa am des jeunes très actifs yoo xam ne daal ñu ngi yëngu itam ci wàllu jigéen et itam ñuy ay góor di rouler pour les femmes noonu laa koy waxee salaamaaleykum Yacine merci beaucoup déglu nga waxtaan bi bu baax waaw lu am solo la moo tax ñun ndaw ñi ñu dajaloo ci benn mbootaay bu ñu tuddee réseau des jeunes c'est vrai ministère de la femme ñoo ko sanc ndax ñooñu woowoon en 2016 ci benn ndaje boo xam ne dañ ko woote woon ngir def restitution sommet de Londres nag ku ko xam mooy daje boo xam ne jigéen ñi dañ ciy daje ak xale ndaw yi dañ ciy daje di wax lépp luy ak yelleefu jigéen c'est vrai ci lañ bañ ca dajee nag ci nañu ne ñun Sénégal kon nag ñun war nañu tamit béy suñu waar loolu moo tax ñun ñi 30 organisation ak jeunes yu jógee ci 14 régions yi ñu dajale créer suñu réseau boobu nag bu ñu ko créé ba léegi organisation partenaires yu bëri jàppale nañ ci partenaire muy premier mooy ministère de la femme boo xam ne mi ngi suñu wet ak ministère de la jeunesse ñu def ay jaloor yu bëri parce que ñun dañoo gëm ni nu ñu koy waxee ñun ñëw ñu pour xeex dañu ñëw pour waxtaan dañu ñëw pour sensibiliser parce que imam wax na ko sànq am na ñoo xam ne dañu ko teg ci diine mais aussi am na ñoo xam ne dañu ko teg ci cosaan comme diine ak cosaan la nag mënoo cee xeex da nga ciy waxtaan di ci am gëstu xam-xam di ci jàppale nit ñi ba ñu mun koo saafara moo tax ñun jeunes yi ñuy defal ay formation ay mobilisation sociale ay dialogue communautaire ay campagne de communication yoo xam ne dañ koy def di ci ànd nag aussi ak suñu niti diine yi ak sociologue yi di ci ànd ak agent de santé yi agent ministère yi ñu ci ànd ak ñëpp ñoo xam ne mën nañ cee mën a jàppale parce que ñun dañoo gëm ne mettital boobu ndaw ñi ñoo koy dund kon ndaw ñi ci boppam kon ñoo war a jóg ngir waxtaan ak seen moroomu ndaw ñi ngir ñu mën ko fee jëlee lu ñu gën a tamit ñaax aussi mooy ñu góor ñi ñu tax ñu leen di gën a ñaax ñu gën cee engagé wu parce que dañoo gis ni cosaan boobu ak diine boobu dafa sax ci ñu góor ñi ba da ngay gis xale bu góor sax boo xam ne day ne man du ma tagg jigéen gu ñu xarafalul kon loolu suñ ko amee ci xale bu ndaw bu ñu nekkee mag loolu day doon danger moo tax ñun ñu bëgg a suñuy activité ñu centré ko ñu jëmle ko ci essentiellement ci ndaw ñi ak surtout ñu góor ñi parce que yaakaar nañ ñu góor ñi ëllëg ñooy doon papa yi xale yi jigéen ñi ëllëg ñooy doon yaay ñooy doon maam ñi kon ñooñu buñ leen woowee buñ leen ñaaxee buñ leen prendre conscience jox leen xam-xam ci les conséquences kon yaakaar nañ ne ci ëllëg
dinañu mën a am changement parce que changement bi wax na yàgg nañ niñ ko wax mënuñu koo am ci daa dafa doon loo xam ne processus la boo xam ne il faut mu jël temps il faut ñu def ko ak génération gu bees te génération gu bees boobu mooy ndaw ñi parce que ñun ñi ëllëg yaakaar ñun ñi ñooy dooni magi ëllëg ñooy doonu ñiiti ëllëg te yaakaar nañ ne bu ñu jëlee engagé wu préparé wu ànd ak suñu partenaires yi ànd ak waa ministère bu yàggee bu ñu màggee dinañ fi mën a jëlee loolu. moo tax génération bu bees boobu mi ngi fi. moo tax tey nga gis góor ñu bëri yu fi taxaw di ci dem am nañu du nekk ay ndaw rek am nañu góor yoo xam ne ñu ngi ci biir imam comme ñoom imam Moussé ñoom imam Ilimane Diagne gis nañu aussi ay communicateurs traditionnels. gis nañu bépp nit yoo xam ne bépp góor boo xam ne ci bépp fànn nag ñu ngi koy xeex ñu ci waxtaan di ci jëf. parce que yaakaar nañ ne mënuñu ko fee jëlee ci ay tëj mais mën nañ ko fee jëlee ci waxtaan parce que gis nañ ne Sénégal réewum diine la réew waxtaan la réew toog la réew diisoo la te buñ ko diisooyee yaakaar nañ ne dinañ ci mën a am ay saafara. très bien loo gis preuve à l'appui def ci baax damay wane chiffres yi fu mu toll bu ko defee téléspectateur bi toog jàkkaarloog ñun mu xam réellement situation bi fan la toll. L'excision est une mutilation génitale qui consiste à couper une partie des organes génitaux des filles. Parfois, les lèvres sont cousues pour empêcher tout rapport sexuel. Selon l'OMS, entre 100 et 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi une forme de mutilation génitale. En Afrique, on estime à 92 millions le nombre de femmes et de jeunes filles qui ont été excisées, parfois dès l'âge de 10 ans. Cette pratique est établie dans certaines communautés de 29 pays du continent, dont le Sénégal où 16,1% des femmes de moins de 15 ans et 25,2% des femmes âgées de 15 à 49 ans déclarent avoir été excisées. Mangok mbokk yi ñoo ko gisandoo damay dellu xanaa ci directrice wax ko chiffres yi nga xam ne wax dëgg yàlla gis nañ ko te ca njëlbéen sax moom mu doon ko annoncé wax dëgg yàlla lan la ciy dolli. waaw merci Eva. foog naa ne comme ni ñu ko waxee chiffres yi wane nañ ko. mais itam chiffres yi li ko indi liggéey mi ngi ci gannaawam. ci liggéey boobu Sénégal dégg ngeen fi ne depuis 2003 mi ngi xool di toog di waxtaan. ngir liy jóge fi. mais nag lépp lu nga xam ne day lore di ngeen gis ne toujours dina am lu ñu teg à côté. pour mun a dissuader nit ñi pour ñu mun koo bàyyi. looloo tax Sénégal tegoon depuis 1999 benn loi boobu nag dafa teg daan ko nga xam ne def nga mbir moomu mais du loolu du sax loi boobu xëy na moo jiitu mais am na actes yu bëri réalisation yu bëri yi ci jiitu maanaam mooy njëkk nañu teg benn plan d'action maanaam xayma ni ñuy liggéeyee juróomi at yi njëkk muy parce que def nañ ko ñaari juróomi at 2005 ba 2010 amoon na plan bi njëkk ñu liggéey ko xayma li ñuy def daal ne nañ toogaat waxtaan ñu defaat 2010 2015 mooy deuxième plan bi fi ñu toogee ba léegi ñu ne dootuñu yemati ci plan yi dañuy def lu nga xam ne moo tudd stratégie mooy tëralin bi gën a yaatu bu gën a réfléchir mu may ñu taxaw ne fii lañ nekk fële la ñu war a jël kon stratégie boobu sax mën naa annoncer tey ji ne altine jàmm si lañ koy valider politiquement pour Sénégal mun a doxal stratégie bi stratégie boobu tam dafa ànd ak itam ak plan d'action bu juróomi at ndax juróomi at yu nekk dañuy toog xool ci ay action la ñu mën a liggéey boobu nag foog naa ne am na ay acteurs yu bëri yu fi toog te di ko def leader religieux yaa ngi fi xam nga li mu wax nii dañ ko war a yeggee ci suuf dëgg pour maanaam ay naataangoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci communauté yi xëy na ñu juumoon wala ñu xëy na seen njàng ñu gisee ko neneen ndax appréciation la ñu mel ni ñoom ci seen réseau bi ànd ak ñun comme ni ko jeune bi waxee ñu dem mu doon waxtaan boo ñu déggoo ñoom it ñu def seen activité ci loolu am ñu ngi ciy rafetlu liggéey bi nga xam ne réseau bi def na ko ndaxte mënuñu xëy na chiffres yi peut-être rëy na trop ñi nga xam ne moom la ñu formé ci fukki at yi ba nga xam ne ñoom jaratul ñoom ñuy demati Kolda jaratul ñuy demati Sédhiou pour rek lim ñaari dëkk yooyu am na ñu leen fa taxawal ñooñu itam di jóge
ca Kolda di dugg Médina Yoro Fula di dugg ci dëkkaat yu ndaw yi am fa daal ay représentants yoo xam ne ñi ngi waxtaan ak seen moromu diine ñi nekk ci diine yi fu ñu def ko. am na itam li ñuy wax leader d'opinion yi ndax tamit dañu nekk dëkk bu am culture. c'est vrai. ñooñu itam dañu am place ci société bi ñooñu tamit indi nañ leen ci ñun ñu won leen les moyens yi nga xam ne moom nga mun a approcher bien que sax amoon nañ ko pour mun a waxtaan bi gën a jàll loolu mi ngi ci. santé moom lu nekk santé kenn du leen ko jàngal ñoom xam nañ naka lañ koy gérer mais itam ñi nga xam ne moom mooy xale yi comme ni mu ko waxee ñoom ñooy yegg ci communauté bi jigéen ñi ci association de femmes yi mais itam dañuy gën a approcher ñi nga xam ne ñooy actrices yi muy bàjjan yi di maam yi boo seetloo ñoom ñooy yóbbu ñoom ñoo yore tënk kii boobu nu mu tudd naka lañ tudd norme boobu aada boobu ñoom ñoo ko tënk ba léegi ñooñu tamit vraiment au niveau de Kolda et de Vélingara am nañu lu mel na peut-être école lañ koy tuddee mais c'est l'approche grand-mère te loolu yëpp ci waxtaan lañ koy teg ci taatu garab toog waxtaan ak ñoom te wax bi ñu leen di wax du heurter maanaam du lu nga xam ne dafay tuutil seen aada mais waxtaan ñu échange ba ku nekk fekk si ñëw leen ñu juboo te loolu itam ñu ngi ci am ay résultats. ah très bien. looloo wane woon wàcc bu mu amoon ak leneen mais itam au-delà de ça am na yu nga xam ne comme des positions ou bien des soutiens et appuis maanaam ñi nga xam ne dañu nekkoon ci dëkk yooyu maanaam ñàkk walla leneen tënk leen ba nga xam ne duñu mën a ubbi seen xel ci leneen walla même comme ni ko imam di wax ñu koy pratiquer ñu leen di soutenir di leen jàngal di leen former ci ni ñuy defaree lii ni ñuy defaree laa ba pare di leen soutenir encore ñuy am wéccit maanaam di autonome. ça revient toujours. loolu mi ngi ci te fa naan loolu am na solo. mais am na tam leneen lu nga xam ne te xalaat nañ loolu ne ci luy yokk mbir mi la. waaw mooy frontières yi. maanaam Sénégal a nga koy def Guinée Bissau a nga koy def Guinée Conakry a nga koy def Mali a nga koy def. waaw Mauritanie encore moins mais saraxule yi ngeen baal ma ci li ma wax xëy na sax sa bokk yi. dañuy waxtaan rek am na ñu koy def. dëgg la léegi ci malenke yi. léegi xam nga jaar li ñuy wax dañoo nekk nation ci biir CEDEAO. dëgg la di ubbeeku di dem muy le libre échange et la libre circulation. kon boog yooyu itam mun na indi loolu. ci loolu ñu ngi liggéey entre ñaari dëkk. Sénégal ak Gambie ñu ngi waxtaan loolu la ñuy naa def ak Sénégal ak Guinée pour tamit ñu boole suñu ay xam-xam boole suñu kii loolu tamit dina doon lu nga xam ne day ubbi résultats yi ci biir. très bien loolu yi yëpp mooy li ñuy taxawal ministère de la femme ak yeneen ministères yi ci nekk. très bien société civile leader d'opinion yi. ak ministère de la santé comme ñu ngi fi pour que. maanaam ñu mun a am suñu objectif 2030 maanaam yëf yi wàññeeku ba doon ñaari jigéen ci téeméer boo jël ba mënul doon vraiment lu nga xam ne dindi nañ ko fi. naa ne loolu lu am solo la ci. jërëjëf directrice ni nga ko waxee rek dafay daal di nekk lépp ñëpp ku ne war caa mën a dugal loxoom. ndax tey boo ne doo ko def da nga am sa mbokk bu la jege lool di ko def boo ne doo ko def da nga am sa benn dëkkandoo boo xam ne loolu rek la gëm. kon ni ñu toogee nii di waxtaan dafay gën a yaatal rek ndax am na ñoo xam ne boo leen fekk see ci seen cosaan dañu naan seen cosaan la ñoom duñ ko wàcc waaye waxtaan mën na lu ne wax nañ ko ca njalbeen mbir la moo xam ne dafay indi feebar ci xale yi day indi nit di wasin am ci ay loraange day indi nit ki du yëg ne moom jigéen la li muy indi dafa bare lool waaye ci sa biir wax ba tey yaa ngi wax ne ministère de la famille dafa nekk ci kanam waaye dafa lëkkali ko itam ak ministère yëpp macha allah moo tax dañuy dugg itam biir ministère de la justice dem seeti le magistrat Amadou Ndiaye moom itam ñu xool ko rek ci éléments yi gis waxtaanam concernant l'excision. Ont été excisés. Parfois, malgré l'adoption de la loi 9905 du 29 janvier 1999, qui a rendu la pratique de l'excision illégale au Sénégal, ces mutilations persistent dans certaines communautés du pays.
Les commanditaires encourent ainsi une peine pouvant aller de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, voire même la peine maximale, ou des travaux forcés à perpétuité. L'excision n'est pas une prescription religieuse. L'excision nuit à la santé des victimes tout au long de la vie. L'excision est une violence physique, sexuelle, psychologique et émotionnelle. L'excision est une violation des droits des filles. Mettre fin à l'excision est une exigence nationale. Il est temps d'agir. Comme elle est, ne lui enlevons rien. 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 Je m'appelle Amadou Ndiaye, magistrat, et je suis directeur adjoint de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, et la direction du ministère de la Justice chargée de la protection, la rééducation et la réinsertion des enfants en conflit avec la loi, victimes, témoins ou en danger. La loi punit déjà cet acte donc, de 5 ans d'emprisonnement qui peut aller au double, voire même à la réclusion criminelle à perpétuité, donc pour les crimes, si les mutilations ont entraîné une infirmité. Si les mutilations entraînaient même la mort, effectivement, là, c'est la cour d'assises et plutôt les chambres criminelles et c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Et donc, le Sénégal a fait en sorte, effectivement, que non seulement elle a mis dans la loi l'interdiction de tout type d'intervention sur l'appareil génital féminin, mais également, elle a interdit, effectivement, à toute personne médicale de faire ce type d'intervention sur le sexe de la femme. De sorte effectivement que les peines sont graduées en fonction des responsabilités de chacun et elles sont beaucoup plus lourdes, notamment pour le personnel médical qui, en plus des peines principales, peut être condamné à une interdiction définitive d'exercer. Les mutilations génitales féminines n'ont aucune utilité médicale, ni sociale, ni religieuse. Et en plus, elles peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur le devenir de vos enfants. Donc pensez à vos enfants avant de poser cet acte extrêmement grave. Mangok noonu lañ koy waxee hashtag comme elle est ne lui enlevons rien juddu na mat na sëkk macha allah nanu ko bàyyeek na mu mel te yar ko mu màgg teg ko ci yoon yar ko ci diineem jàngal ko école bu nu ko jàngalee école ba noppi nanu ko bàyyi moom xale bu jigéen bi mu dem liggéeyi parce que jigéen fi mu toll ci société bi toogatul rekk ci biir kër macha allah suñu dikkee ba tey ci législation en vigueur lan mooy nekk xalaat yi docteur Hawa. waaw jërëjëf soxna Eva li may jëkk a wax en tant que sociologue analyste aussi c'est vrai moo di jéego yi gouvernement Sénégal avec le ministère de la femme en tant que maîtresse d'œuvre mu la def ba mbir yi commencé di dellu gannaaw ndaxte ci ñun dañuy wax penser globalement comme en environnement et agir localement c'est-à-dire réew bu nekk na def lu mu nga xam ne bi war na ko def ndax mbir yi dellu gannaaw te xam nga Sénégal dafa nekk li ñuy wax miroir maanaam nit ñi dañuy réew yeneen yi dañuy seetlu ci Sénégal donc bu ñu gisee ministère de la femme def liggéey bi ba mu dellu gannaaw lu am solo la li ma ci teg moo di kontaan ci implication jeunes yi maanaam ñoom Yacine te ñoom Ndoye nga xam ne bi dina ñëw certainement ci plateau bi léegi ndaxte bi ñuy ànd nag benn cinéaste canadienne ñu dem Guinée ñu gis l'un des premiers hommes maanaam docteur Kouyaté Maurice Sandang Kouyaté moom d'ailleurs moo nekkoon directeur suñu opération directeur des opérations de notre organisation internationale le CIAF le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants nga xam ne ñoom ñoo jëf ba ñu jot la journée tolérance zéro aux mutilations c'est-à-dire le 6 février mu ne ñu bés bi nga xam ne bi xale yu góor yi tappe nañu seen point sur la table mu ni bëggatuñu jabar bu ñu exciser mu ni keroog la excision di dak ndaxte gis nañu waaw ndaxte jigéen yi dëgg la ñooy yóbbu comme ni ko directrice waxee ñooy yóbbu xale jigéen yi ñu xarafal leen waaye mbir góor yi moo tax ñu koy def parce que gis nañu góor bu dugg biir néegu sëy seet ki mu takk ñu ne kii de xarfaluñu ko góor gi génn néeg bi dem yoonam ñu jël jigéen bi soit
ñoo sëy bi foofu la yem soit mu kii li ma gis aussi ci sama gëstu justement xam nga ñu ngi wax ñun malinke yi ñun pël yi ñun soninke yi c'est vrai waaye li ma jaaxal soxna Eva bi ma defee sama recherche yi moo di communauté yii di def excision à travers le monde maanaam da ngay gis les coptes d'Égypte dañ koy def sama ma maître à penser Cheikh Anta Diop nee na di citer bi muy def comparaison entre l'Afrique noire et l'Égypte antique wane na ni que Hérodote nga xam ne bi 425 avant Jésus-Christ la dundoon nee na man bi ma ñëwee Égypte fekk naa pratique boobu ñu koy def ndaxte dafa tegu ci ni ñu gisee mbiru nit parce que dañu jàpp xale bu góor bi dina juddu waaye ànd ak li nga xam benn wàll bi nga xam ne ba wàll jigéen la xale bu góor bi tam day juddu ànd xale bu jigéen bi tam de xale bu góor bi tam ànd ak un élément féminin le garçon vient avec un élément féminin la fille vient avec un élément masculin donc bu ñu atteindre la puberté war nañu dindi loolu ci xale bu jigéen bi dindi loolu ci xale bu góor bi pour ñu nekk ay góor yu mot loolu la conception boobu moo taxoon en Égypte antique ñu doon def pratique bi mais kañ la tas ba ñi nga xam ne ñi bokkuñu ci ñooñu ñu nekk ay tubaab mu nekk kurde yi mu nekk jourdanien yi Arabie Saoudite da nga ko fay fekk et cetera donc aada bu tas la ci àddina bi autant circoncision maanaam xarafal góor juif yi ak musulman yi rek ñoo koy def autant ay communauté yi nga xam ne yeneen religion lañu dañ koy def donc xeex bi dëgg la xeex national la mais xeex international la moo tax en 2012 Nations Unies réunir def une conférence nationale en plus bi ñu réunir en 2003 ñu defal journée internationale tolérance zéro journée de sensibilisation mais aussi ñu def une résolution des Nations Unies ni gouvernement yi nañu def ay liggéey pour ndax kii bi dañ fi ndaxte bu ñu si ñëwee ci conséquences yi liñ si gis moo di conséquences yi dafa metti waaw def aussi ay loi waaye loi rek xam nga doyul parce que bu ñu kiwee am na toujours façon bi nga xam ne bi dañuy contourner loi bi moo tax li am solo moo di éducation bi moo di waxtaan wi moo di dialogue bi ndaxte Nelson Mandela nee na l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les mentalités. Tout à fait. Donc éducation. C'est vrai. éducation ngeen jël benn bés boo xam ne tey maa ngi ci doon ñëw ngeen jël benn journée boo xam ne mooy nekk journée de sensibilisation tey waaye duñ yemu leen ci journée boobu rek parce que tous les jours itam yéen a ngi nekk ci terrain bi et ñu gis itam dem nga ba bind nekk nga auteuru benn bouquin boo xam ne mi ngi tudd la pratique des mutilations génitales féminines tey ku ci nekk war na mën a jug lire li xam bu baax a baax valeur culturelle la wala répression sexuelle voilà la grosse question loolu laa koy waxee xam nga ñenn ñi nga xam ne dañuy faral bi ñuy jógee di def liggéey bi ñu bare dañuy xas jigéen yi ko doon def parce que léegi d'abord mën naa wax ne yaa ngi doon wax est-ce que affaire bi dellu la gannaaw waaw mun naa wax ni mu delloo gannaaw le premier signe moo di ñeme nañ ko wax en public ndaxte ñun bi ñu commencé xeex bi ñeme wu ñu ko wax na wax de dañu ko doon mun kay waaw c'est vrai dañu doon jàpp ni ñoom ñooy les nouvelles sorcières lu tax parce que dañuy wax ne ñii dañuy ñëw di attaquer suñu culture ñii dañuy ñëw di attaquer suñu identité ñii dañu bootu ci tubaab bi dañu bootu seen gannaaw pour ñu yàq suñu tradition yi ñu won ne ñeneen ñi ni lii day pour contrôler jigéen yi la moo tax ma posé question bi est-ce que excision bi valeur culturelle la ndax aada la wala répression sexuelle la question la kooku question la waaw te pour tontu ci nag il faut que nga def pour tuuru kii bi fu mu jógee culturellement religion bi lan la ci wax aada yi lan la ci wax lan mooy conséquences yi ñan ñoo koy def fan lañu koy def nan lañu koy defee loolu yëpp mi ngi ci livre bi très bien professeur Eva oui vas-y allez-y toujours dama doon wax ni professeur Eva Coll bi nga xam ne bi moom moo ministre d'État moom moo préfacé livre bi dafay wax ne
ce livre de Dr Awa Bocar Ly est un outil scientifique de plus pour nous faire comprendre les fondements socio-culturels voilà de l'excision. gis nañ ne yaa ngi def sax dédicace à la mémoire de toutes les filles et fillettes qui ont perdu leur vie en subissant l'opération des MGF excision. Itam à toutes les femmes qui souffrent des séquelles des MGF excision. Aux victimes des fistules obstétricales c'est bàyyiwuloo jigéen ci souffrance am bi nga xam ne ñun xam nañ ne dañu koy dund. Directrice sañu ma dem te sandi loow ma la ci kaddu. waaw di rafetlu li ma docteur Awa Bocar Ly def. c'est vrai loolu mooy wane teewaay am fii. dëgg naa ne bu ñuy wax MGF wax na fi histoire bi fi mu jógee. ndax daf ko fekkee ba fii ñu toll. kon boog lii wane na ne Sénégal. mi ngi ci yàgg na ci mais li ma ci gën a itam bugg wone li ma xam ne moom laa ci gën a jàngat. waaw pour ñu xam ne lii ñuy waxtaanee ci excision du lu tubaab bi indi. li nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp la ñoo moomal suñu bopp li ñuy jëmal kanam ñoo moomal suñu bopp li nga xam ne mooy wërgu yaramu suñuy doom. ñu jigéen ñi ñoo moomal suñu bopp. li nga xam ne mooy wërgu yaram suñu ay jigéen. ndax jigéen nag 52% de la population. war naa mun a taxaw. def li ko war pour jiitu ci li nga xam ne mooy développement. de notre pays. jërëjëf loolu moom dama xalaat ne lu am solo la. très bien li mu wax man ci tontu. lii mu nga xam ne mooy livre bi. je pense que la réponse on est en train de au livre. en tout cas à vos questions. on est en train de le faire. dëgg la dëgg la daal ñu ngi koy def. ñu ngi koy évoqué daal ñu ngi koy évoqué c'est vrai ñu joxe lu bari ci réponse. tout à fait suñu waxee itam jigéen dinañu wax itam l'engagement des jeunes dans les Hyacinthes et autres ñoom itam faaw nu ñëw indi seen kàddu ci waxtaan wi li may njëkk a def mooy dem seeti une brave jeune fille boo xam ne Asi Diamanka moom itam wax dëgg yàlla muy activiste ci lépp loo xam ne dafay dooleel jigéen dafay tax jigéen bi wax dëgg yàlla dund bu baax a baax dund bu am njëriñ dund bu sain dañ ko soxla parce que jigéen itam mooy soxlu société bi Asi Diamanka lan mooy témoignage bi ngay def. Moi, je m'appelle Asi Diamanka. Je suis étudiante et victime de l'excision, en même temps activiste, ce qui fait que je coordonne les clubs de jeunes filles leaders de Kolda. Et en même temps, je suis la secrétaire générale de l'association des victimes et activistes pour la sensibilisation et l'éradication de l'excision. Lorsque j'ai commencé la lutte contre l'excision, j'ai vu beaucoup d'images et beaucoup de jeunes, peut-être mamans, qui ont des séquelles de l'excision. Alors moi, chaque fois je pense à cela, je me dis, attends, moi aussi, est-ce que quand je vais me marier, moi aussi, ces conséquences vont venir à moi, c'est-à-dire pendant l'accouchement, ou bien des cicatrisations qui pourront venir à long terme, ou bien la satisfaction au niveau du mariage. Ce traumatisme psychologique, ça m'empêche de dormir. Pourquoi je suis engagée sur la cause de cette pratique qui est les mutilations génitales féminines? Parce qu'on a vu vraiment beaucoup de filles qui souffrent de ces séquelles-là. Et quand on demande le plus souvent aux parents pourquoi vous excisez vos filles, ils vous répondent c'est pas. C'est on l'a trouvé ici, mon engagement. Faire de telle sorte que d'autres jeunes filles ne soient pas victimes comme moi. Sensibiliser les parents, parler avec eux. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à installer un club de jeunes filles dans mon village, qui est Faraba. Et parce qu'on a vu que c'est les jeunes filles qui sont excisées. Alors quand vous parlez avec des jeunes filles, eux, ils ne vont pas faire ça à leurs enfants. Peut-être dire que d'ici 2030, ma génération, eux, ils ne vont pas faire ça à leurs enfants. Mon message que je lance à l'endroit des communautés qui pratiquent l'excision, c'est vraiment d'abandonner l'excision parce que ça nuit à la santé de la fille. jërëjëf ñu ngi remercier itam témoin boobu nga xam ne dund na ko wax na ko maa ko dund dafay am toujours ay rubrique lan mooy nekk sa kaddu concernant jigéen ñi nga xale jigéen yi nga xam ne dund nañ ko te am courage itam ñëw sur le terrain di ko évoquer.
waaw loolu dafa nekk lu am solo parce que ñun yaakaar nañ ne CD boobu bu jigéen ñi def ñu ko dund dafa dina gën a ñaax seen moromu jigéen ñi gën a ñaax aussi ndaw ñi ñu mën a gën a taxawu gën a mën a jóg ut ay pexe waxtaan ci loolu moo tax ñun tey jii ñu ngi waajal samedi prochain di ko célébrer célébration boobu dinañ ko def ci teewaayu ministre de la jeunesse ak ci teewaayu ministre de la femme gëm nañu ne bëgg nañu woo jeunes Sénégal yëpp ñu dajaloo ngir célébrer journée bi parce que dañoo yaakaar ni dafa jot léegi ndaw ñi jël seen wàlla ñoo ñu jóg taxaw ñoom tamit ne ñun lii duñ ko fi defati lii duñ ko fi nangooti moo tax tey ñu ngi woo ndaw yëpp parce que appel boobu moo am solo tey sànq docteur mu ngi koy wax bu ci ñëpp jógee taxaw dinañ ci mën a saafara kon nag ñun ndaw ñi aussi ñun ñëpp war ñu toog moo tax tey organisation yu bëri gis nañu club des jeunes filles gis nañu yeneen organisation yëpp ñu ku nekk ngi taxaw di ci def di ci béy sa waar te yaakaar nañ ne fii ak 2030 bu ci ndaw yu yëpp jógee taxaw bu ñu partenaires yi jàppalee bu ñu ministères yi ak yeneen acteurs yi buuxee ànd ak ñun yaakaar nañ ne dinañ fi mën a jëlee lii dinañ ci mën a def ay saafara yu bëri te li ci rafet mooy organisation bien de chez nous ay jeunes la yoo xam ne ñoo structuré bu baax liggéey ci liggéey bu jaar yoon. waaw organisation bu structuré la te comme on l'a dit c'est initiative boo xam ne personnel la. dëgg la fay ñu ci kenn. dëgg la woo ñu ci kenn. jox ñu ci xaalis kenn. dañoo gis parce que ñun dañ koo seede dañoo gis suñu moromu ndaw. yoo xam ne dañoo am jafe-jafe yooyu dañoo am métti yooyu ñoo xam ne lii ñun suñ ko defee. damay faral di wax bu ñu toogee entre ñun góor ñi man leen su xarafal yi suñ ko bàyyee ñun bu yàggee duñu amat si jabar di parce que bu fekkee ne jigéen ñi dañ leen xarafal mënuñoo am doom mënuñoo am bànneex ñun bu yàggee am na day tukki sëy bi day am problème doom sax moo tax balaa nag ñuy egsi ci loolu nag dafa am solo ñun ñi góor ñi ñu jóg ñu mun fee jëlee lii parce que suñu avenir suñu njaboot ak suñu famille naataange njaboot gi c'est en danger kon nag dafa am solo koy góor bu nekk mu war a prendre conscience ci loolu jóg taxaw ci jigéen ñi aussi dañ cee war a gën a mën a taxaw ñu bàyyi nëppal bi ñu bàyyi sutura bi ñu bàyyi nëbbante bi ñu bàyyi di ko wax ci ay néeg ci ay kër nañ ko wax fépp nañ ci waxtaan fépp nañ ko wax ci diine nañ ko wax ci cosaan nañ ko wax ci hôpital yi nañ ko wax ci télé yi nañ ko wax ci rajo yi te yaakaar ne ndaw ñu action yi lañ nekk di def sur le terrain fépp foo xam ne war nañ faa mën a wax dinañ ko fa wax képp koo xam ne war nañ kaa mën a wax dinañ ko wax ba ko defee ñu mën a saafara lii mu jum fee jëlee. très bien xam naa mooy nekk suñu tàggatoo ak yow. merci beaucoup. kontaan nañu lool wax dëgg yàlla yaa sant ci sa présence ak lépp loo xam ne teg nga ko ci table bi te ñu mun ci sukkandiku. Imam nag lay bëgg balaa moo dem fenn macha allah mu waxtaan ak ñun tëj rek débat bi ndax xam naa ne waa jàkk jën ñu ngi koy xaar Imam waxtaan bi sore na loolu yaram daw. image yi ñu am sax. sañu ñu ko teg ci kanamu télé bi waaye ñun ñi nekk fii gis nañ ko teg nañ ci sunu bët lan la diine wax nga tënk ko en quelques minutes. waaw dañuy dellu si waat rek la ñu waxoon tënk nañ ko ci benn argumentaire islamique pour l'abandon de l'excision ci turu réseau islam et population bi nga xam ne ñoo koy coordonné xam ne réseau la boo xam ne Oustaz Barham Diop na ko yàlla yërëm moo nekkoon ci bopp bi ak ay borom xam-xam yu bari nag yoo xam ne ñooy daje di ci bind di jël avis experts médicaux yi ak ñi nga xam ne ñoo xam sociologie dajale ko def ko benn su ko defee ñu jël ko nag di ko tas ci réew mi à travers des sessions d'orientation ñu dajeek suñu mbokk ay may yi di ci waxtaan ak ñoom ba dëkk bu ñu dem wala gox bu ñu dem waxtaan fa ak ñoom rek ñoom ñooy jëlaat argumentaire bi weesaarewaat ko mooy lan mooy islam bu ñu sukkandikoo ci li ñu waxtaan ci biir rek mooy islam du seetaan fu ñuy loree nit rawatina jigéen te gis nañ ne bu ñu xoolee argumentaire médical bi xool argumentaire sociologique bi dinañ gis ne sax jiitu na islam ni ko suñu soxna si waxee léegi waaye itam dinañ gis ne loraange ba ci ëpp te bu loraange amee lu ñu tuddee ad darurat wala ad darar yuzal ñuy jàngale charia nee nañu loraange bu amee dañ koy seppi sànni dañuy soppi doxalin ba loraange bi dañ ñu doog a taxawaat su ko defee kon yaakaar naa loraange bee ëpp te islam du dooleel loraange kon dindi ko wala bàyyi ko mooy ëpp solo ci ñun ko ñu koy saxal ndax ci turu islam. jërëjëf Imam kontaan nañu ci yow da nga ñu jàngalaat rek ne ak fu jamono mënti toll diine jugul ci wetam daf koo gunge commencement ba fin diine fi ne waxi yàlla fi ne macha allah ñuy nag wax rek dañuy dem à la régie. dem jàkkaarloog docteur Hady Dembélé bu ko defee moom itam ci seen quotidien boo demee jege leen
wax dëgg yàlla bés bu nekk ñu gis jigéen bu nekk en souffrance bés bu nekk ñu gis jigéen boo xam ne pour moom sax dafa manqué ñu bàyyi ko rek muy ay kàddu yu jóge ci moom. maa ngi tudd madame Dembélé Khadijatou Konaré psychologue la maa ngi liggéey bërëb bi ñu tuddee hôpital principal Dakar. ñi nga xamante ni dañu leen a xarafal te ñuy ay jigéen bu ñu ñëwee seet si ñu jàmbat yi ñuy jàmbat lu ci gën a bari mooy loo xamante ne dañuy yëg wàññeeku ci ñoom wuute ak seen yeneen moromu jigéen ñi nga xamante ne xëj na jotuñoo dund lu ni mel xamuñu lu ni mel wàññeeku boobu nag li koy gën a indi si ñoom mooy que dañuy am ay jafe-jafe yu bari léeg-léeg ñu ci bari dañuy am ay jafe-jafe ci wàllu sëy bu ñu waree joteeg seeni borom kër day nekk loo xam ne saay su ne dafay indi méttit ci ñoom am ñu ci bari ñoo xamante ne ci ëmb bi itam ak wasin bi dina doon luy diis ci ñoom di leen indil nag yeneen gàllankoor ci topp mën nga tollu jamono yoo xamante ne sa dem ginnaaw kër wala say saw dafay jaxasoo wala muy génn te doo ko yëg bu ko defee mu jural la gàcce gu bari léegi-léegi itam ñu gis ñoo xam ne dañoo ñëw pour que ñu opérer leen waat ndax seen awra bi nga xamante ne bañ leen di xarafal dañu ko dindi woon ak anam bañ ko dindee tax na ba mënuñoo sëy wala tax na ba dañuy yëg ci seen bopp ni ñoom wuute nañu te comme léegi am nañu fajkat yu xarañ yoo xam ne loolu mun nañ ko defaraat balaa ñooñu di leen gis di leen defal opération boobu dañ leen di yebal si ñun pour ñu waxtaan ak ñoom jàppale leen gunge leen ci loolu mënuñ ci waxtaan ak seeni borom kër lu ci bari mënuñ ci waxtaan ak seeni waajur lu bari ndax ñu ngi ragal buñ ci waxtaanee ak seeni waajur ñooñu jëlee ci gàcce ak naxar donc ñuy wëy ak seen naxar googu te ñu ci bari it xamuñu ne ñun ñii ñu ngi fi pour gunge leen pour ànd ak ñoom pour jàppale leen ci loolu ñu xool naka la ñuy dundee ak moom. xarafal jigéen mu ngi jural jigéen ñi ber ak boddi bu nga xamante ne ñu ngi koy dund ak wéetaay ak naqar ñu bàyyi ci xel. am nañu yaakaar ne wax ji leer na docteur Khady Dembélé wax na ko ni ma ko waxee rek ñoom tous les jours dañuy côtoyer jigéen ñi kon xam nañu bu baax a baax seen réalité ñu fàttali leen ne rek yéen a ngi ci ànd bi émission ak waa ministère de la santé ñuy wax rek ci spéciale journée ba nga xam ne dañuy wax tolérance zéro sur l'excision nañu fi jëlee lépp lu jëm rek ci wàllu excision ndax jamono wees na fa mu newoon te itam lépp looy waxtaanee dafay baax de manière scientifique nga teg ci table bi li nga xam ne scientifique yi ñoo ko wax et itam buñ dee wax excision loraange yi mu jural jigéen ñi bare nañu soxna Bigué Bambodj ñu ngi lay nuyu di la wax salaamaaleykum man de dinaa la booleeg ñoom Aïssata ndax dañ doon wër sage-femme man leen présidente baa ngi ñëw bu dikkee rek moom itam dana leen gunge fii ñi fi soxla sage-femme danoo bare benn ci Aïssata. macha allah di la fay di la gërëm. di kontaan ci émission bi parce que dafa bokk ci liggéeyu sage-femme. di remercier ministère de la famille di jël nuyoo bi ak remerciement bi di ko teg ci loxo madame la directrice. ak renouvellement engagement bi nga xamee ni dañu war a ànd ak yéen pour liggéey parce que képp ku liggéey ci mbirum lii da nga jàppale sage-femme ndax conséquences yi moom mooy bañ koy def peut-être ñun fekkewuñu waaye musiba bi bu ñëwee dañ koy bokk ak askan wi ñu nekkoon ci ay njàqare nag yu yàgg parce que dañ ci wéetoon ndax dañu gisoon rek ñun conséquences yi muy indi ci wér-gu-yaramu nit ki te élément yi nu gis depuis ci suba dafay wane ni xarafal jigéen day indi ay musiba ci giiru dund jigéen bi bu mu nekkee xaleel bu tolloo ci jur ba même bu nga xam ne dem na ba tolloog suñuy at yi sax nga xam ne léegi dafa jël retraite de grossesse waaye ñooñu jël retraite de grossesse sax jafe-jafe yi daf leen di continuer di leen jàpp ñu amoon nag njàqare pour naka lañ koy war a defee ñu xam ne lu nu war a boole la lëkkaloo la ndax naam aada la ndax ñi ko doon def jógunu woon pour lor jógunu woon pour
métital mais jamono dafa toll woon foo xamee ni dañoo yaakaaroon ne xëy na loolu dafay jàppale jigéen jamono di dox ba ñu gis ni lañu yaakaaroon ni lu baax lay jur ay jëye lay indi te nit nag buy dem def ci dara te lu baax ak a taxoon jóg ñu dem ba saytu ko gis ni indi na ay jëya dafa laaj nag ñu toogaat xoolaat defaraat taxawaay dellu ginnaaw ñu gën ci sawar nag te may nuyu imam Mousse muy sama imam personnel ndax dañu bokkoon di liggéey yàlla def ñu dem ba nga xamee ni famille yi duggalante suñuy njaboot mu doon seeni imam di leen takkali soxna di leen tuddal seeni doom muy lu nu kontaan ba su di taseeg moom ci yenn yi kontaan tam ci jeunes yi parce que pour man jeunes yi ñooy la génération tampon ñi nga xamee ni ñooy tax ñooy dagg mbir mi ba lii jóg fi ndax jeunes yi tant que ñoom jógunu seen bopp taxaw xam ni kat ñun suñuy waajur wan nañu ñun ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ci mbir mi jàng nañu gëstu nañu gis nañu jàngat nañu docteur wax na ko ba xam ni lii lay jur ñoom nag ñoo war a mën a taxaw nag xam ni ëllëg seen ëllëg la te seen wér-gu-yaram ñoom seen développement bopp ak seen i njaboot ci seen loxo lay nekk kon ñoom dañu war a jóg taxaw temm pour jóg si ndax loolu lu tax ñu ciy jóg ndax ci saasi ban koy def wér-gu-yaramu xale bi moom mooy mën na cee nàcc ba dee ci te ku nekk ëmb metti na juróom-ñeenti weer nga am doom di ko tiitaroo yaakaar ëllëg mu jëriñ nga def loo xamee ni da ci ñàkk bakkanam ndax nan ko defee dafay nàcc ba faatu ci bu fekkee ni nàcc boobu rëcc na ci mën na cee jële lu ñuy tudde ay infection man ndax niñ koy defee photo yi wane nan ko lañ set la ak paaka ba nga xamee ni da ngay dem di dagg amul anesthésie nit kuy dund yaram buy dund xale bu ndaw ñu jël loolu di ko dagg ngis xale da daan yuuxu ba xëm ndax du supporter métit boobu xëm boobu mën na caa jóg ko mën na caa des ñu jóge fa ñu ni day am infection te infection boobu tamit moom mooy topp nit ki tamit giiru dundam ndax dina ko defal ay ndax ku nekk gis na ni ay ku nu bënnoon noppam mu def ay tut dëgg la def ay tut yoo xam ne day def ay bul yu rëy imaginer xale bu jigéen bi nga xam ne dañ ko def kanamam def tut noonu kooku ban dund la am sur le plan sociologique docteur wax na ko kooku pratiquement ak élément bi dundatul ndaxte la mënatul bokk ci lenn day sëy da koy daal di jafe am doom da koy daal di jafe mais pour mu bokk sax si moroomu jigéenam day am wàññeent ñu ni infection yooyu day daal di dem muy def ay taab yoo xam ne non seulement dafay taab ci kanam bi mais day dem parce que pelvis bi maanaam fii nga xamee ni fi la yooyu yëpp dajaloo danoo taqaloo ba nga xam ni dagg-dagg ba nuy dagg foofu mën na law ci yeneen i yàq sawukaay bi mën na infecté dem yàq butitu njurukaay bi mën na infecté dem yàq trompe yi mën na yéeg sax ba gën a sore am na si ñoo xam ne sax daf leen di defal lu ñuy tuddee septicémie mooy infection généralisée bu boobaa borom dafay daal di faatu donc muy ñaar yoon faatu boobu ñu ni beneen bi xale bi nga xam ne jotagul sax ëmb mën na jógee dootul mën a téye ay sawam parce que bunt bi saw bi jaar dafa dend ak fa ñuy dagg donc nit ki bu xamul mën na lelli waale ba lelli bunt ba tëjoon saw ba bu ko defee saw bi bu wàccee bu yegsee fi ko waroon a tëj ba borom saf saw pour mu ubbeeku loolu jóge na fa saw bi day daal di sotteeku donc xale bi ëmbagul sax tolloogul si am dangay daal di am mu mel ni tey problème yi ku amee fistule di amee xale bi teel a am lu ni mel te ëmbagul wasinagul mu tollu dem li ñuy wax ay adolescence maanaam mu toll si doon njege maar léegi bu tolloo si njege maar am na si ñoo xam ne pour ñu gis seen faute day am problème lu tax parce que dañu tëj ba nga xamee ni deretu póot mi su génnee du mën a génn ci biti day daal di des si biir vagin bi des si biir col bi des si biir cul-de-sac yi nga xam ne foofu lay dajaloo day am métit yu tar nga xam ni dafay sonn nga xam ne dañuy mujj di ko yóbbuwaat hôpital ñu xottiwaat kanam gi pour deret di mën a génn muy ñaari yoon encore wala ñetti yoon métit ndax kooku day dund métit fu mu toll ki nga xamee ni xaleel la ju defoon ko loolu parce que peut-être que ci ay yaakaar dañ doon wax ni da koy aar dafay jóge mu ni kon lii nga xam ne moo ma jural lii kon lépp lu jëm ci mbirum sëy war naa ko mën a bàyyi ñu ni denn waaye ñu ñëw ci li ñuy tuddee les conséquences obstétricales bu tolloo nag ci ëmb
muy jafe-jafe yoo xam ne moo tax ñun waa Kër Docteur ñu teeloon jóg depuis di ci xeex wane woon conséquences yooyu maanaam nit ñi dañuy am des fois infection yi tax ni duñu mën a ëmb muy du infertilité parce que infection bi yàgg na ci moom kenn faju ko parce que déjà ci ay gox yoo xamee ni ay famille yu néew doole peut-être ca la ñuy nekk wala gox yu sore jotuñu Kër Docteur faj ba waroon am fajul mu yéeg ci kaw daal di yàq butitu njurukaay ba borom kooku dafay daal di sëy non seulement sëyam du neex parce que dundu sëy bi day daal di jafe wérgu yaramam ndax fu mu toll mi ngi feebar di dem ay hôpital mais pare mu sëy munta am doom waxuma la sax nag balaa ñu koy jox borom këram ñu war a delluwaat xotti ko. mooy li ma bëggoon laaj. xotti ndax moo waral ñu bëre ñu leen di xotti. dañ koy xotti ba pare ni la ci saa si ngay ànd ak moom imaginer tey jii dafay mel ni nga dagg fii ñu daal di jël kaani ni ko ci pëy wala ñu jël alcool sotti ko si xoolal métit boobu. nit ki di ko dund. mu toll yàlla def ni xëy na yooyu yëpp weesu na ko mu ëmb. pour ñu seet ko dafay daal di jafe parce que des fois pour nga mën a jël sa loxo yegg ci biir pour mën a xool ëmb bi ndax normal na am de doo am yoon sax booy jaar deuxièmement mu war a ñëw matu ndax li may wax su may jàngalee ci nasaraan ni leen grossesse dafa doon marathon de 9 mois qui se termine par un sprint final mooy 9 mois ña ngay guus di daw mu xam nag benn bis rek affaire yi accéléré xoolal nga ëmb ñu lay aar di la jàppale nga dem ba desul lu du mat xale bi wàcc ba desul lu du génn muy image la bu nga xamee ni ñun sage-femme man nee naa leen diplôme bu ma am après nanguwuma ko sax duggal fenn ndax liggéeyu sage-femme man laa taamal sama bopp ndax imaginer nga dugg salle d'accouchement rek jigéen nekk nga naan madame di ko ànd ak moom di ko àndal moom ba mu toll si foo ko naan puusal muy puus ba gis xale bi ni muy génnee yëkkatee boppam délivrance pour wane ni bokk na ma salaamaaleykum léegi xale bi toll foofu du mën a génn wàcc nañ des na lu dul kanam parce que tëju na tëju boo xam ne xale bi mënut a génn muy mbëkk foofu yaay ji sonn dana nàcc ba faatu ci xale bi tamit mën na caa faatu bu ca faatuwul mën na ca jële ay li ñuy wax ay morbidité ay infirmité yoo xam ni xelam sax pour mu doon nit ku intelligent mën a jëriñoo xelam day daal di jafe parce que ci biir souffrance boobu xale bi nekkoon sa la yu bëree ci moom yàqu ci mbirum faculté intellectuelle am faculté mentale am donc muy jafe-jafe yoo xamee ni ñun dañ ko gis ñu ni kon dafa jar nag ñu lëkkaloog nii bu ministère de la famille jógee dañu jóg ñun de la femme taxaw ànd ak ñoom ndaxte comme ñun li ñuy liggéey mooy jigéen ak doomam te mbir mii dafay lor jigéen ak doomam kon dafa laaj ñu jóg taxaw yéen nit ñi nag ni leen naam aada lu baax la naam képp kuy jóg di defar dara sa doom da nga ko bëgg jàppale jigéen bi yóbbu doomam mu dem di defi loolu bañul doomam dafa bëgg doom ji mën a insérer wu ci biir famille bi mais li mu yaakaar ni diine moo ko sant tamit da ko ciy bëgg jàppale pour diine mat waaye diine tey jii dàq na loolu wane nañu ni lépp loo xam ne indi na gàllankoor wala mën na lor nit diine àndu si kon pare na tey jii pour que ñëpp booloo xam ni mbir mii du mbirum lu nga xamee ni dañuy jóg rek pour defanteeg nit ki naam ëmm bi lu rafetoon la waaye li mu jur indi na musiba boo xamee ni al fokk nit ñëpp àndandoo di jàppale nag ànd ak xale yi nag surtout nag xale yu góor yi parce que ñoom ëllëgi si biir ñoom même lu jigéen jàng nekk ci biir kër sunu aada ak sunu diine dafa am cër bu mu jox góor ci biir famille donc ñuy kontaan di leen gën a ñaax yéen xale yu góor yi ngeen jóg nag jàppale xale yu jigéen yi ndax xale yu jigéen yi jàng nañu xam nañu mat nañu li ñu doon waaye comme yéen dañuy mottali wala ñun ñoo leen di mottali kon il faut ñu jàppale leen pour que suñu doom yi jigéen yooyu ñu mën leen a jàppale pour que fa ngeen bëgg jëm ngeen mën fa yàgg ci jàmm wax ji rafet na moo tax dañu koy jël rek def ko transition jubal directement ci Mouhamed Ndoye ni ko salaamaaleykum moom itam ndax gis nañ ne Mouhamed daf ci am xale lu góor yoo xam ne ñu ngi jege loolu soxna yi ñoom dañ caa bokk waaleykum salaam tata Eva di la remercier ci invitation bi di nuyu samay maman yi di wax ni am naa contentement et que je suis très fier aussi de partager émission bi parce que c'est très rare comme ngeen ko waxee xale yu góor yi
bokk jotaay ak suñu maman yi di wax ci affaire jànq yu jigéen ñi. et c'est très important aussi comme ni ko suñu yaay bi waxee. ñun góor ñi tamit dañoo war a jàpp ci combat bi. c'est vrai. ñun ñooy mootalante suñu biir. et que aussi ci organisation bi ma nekk tamit bëri na ay jeunes hommes tamit ñu engagé wu ci cause bi. mooy AOJS. AOJS droit des filles. d'accord ñun dañuy yëngu ci lépp li nga xamante ne ak yelleefu xale yu jigéen ñi la parce que dañoo jàpp ne ndaw bu jigéen bi fu mu mënti dëkk ci Sénégal ak handicap bu mu mënti am mu nekk handicap physique wala mu mënti doon war na mën a épanouir war na mën a jàng te du am ay gàllankoor yu mel ni ay mutilation génitale léegi yooyu. wala harcèlement en ligne wala ay grossesse précoce ak yooyu noonu. jàpp nañ ni tamit ndaw bu jigéen boobu noonu. li chance bu xale bu góor bi am pour réussir jàng ba réussir. moom la war a am. dëgg la jàng ba réussir comme xale bu ndaw bu góor bi mu am. léegi ci loolu la ñuy dox. et que aussi ñu ngi def ay campagne partenaires yi jàppale nañu si ministère de la femme aussi jàppale nañu si bu baax a baax bu ñu mujjee def mooy campagne agir pour les filles dañoo toog jàpp ne gis ne élection territoriale bi mu ngi ñëw et que booy saafara benn affaire ci racine bi nga koy daggee. jàpp ne dañoo war a dem ci gox yeeg goxaat yi waxtaan ak autorités yi candidat ñu ne comme que élection territoriale yi ngi ñëw ñu dem wax def plaidoyer pour le droit des filles auprès des candidats ñoom ñoo nar a nekk futurs élus locaux yi futurs maires yi. ñu ne leen boo leen toogee bés boo leen toogee ci seen mandat bi sooraa leen ne kat am na ay ak yelleefu ndaw yu jigéen ñi. mooy war ngeen def de telle sorte que ne ñu wàññi mutilation génitale yi ñuy def excision yi ñuy def ci femme yi. nga war na jigéen ndaw bu jigéen tamit war na jàng ci école boo xamante ne dafa am ay toilettes séparées war na bu ko amee budget bi ñu am ay services hygiéniques parce que xool ne ndaw yu jigéen yu bëri dañuy raté cours yi nekk loolu noonu. ngeen sol yéen daal mun naa wax ne da ngeen sol seen ay toge. nekk ay avocat pour seen ay sœurs. pour seen ay sœurs surtout loolu noonu. waaw moom mooy campagne bu ñu mujjee def. xeex neen dem neen waxtaan def neen plaidoyer ak candidats yi. def neen tamit ay visites à domicile. wax ak population yi ne leen boo leen di voté sóoraale leen ki nga xamante ne jël na ak yelleefu ndaw jigéen ñi. dugaale ko ci programme. très bien donc on a def ne loolu te duñu yem ci loolu dañuy def suivi bi pour xool est-ce que loolu tamit ñu ngi ci kii xool tamit nag nañu mën a leen jàppale mettre en relation ak organisation yi ak suñu partenaire ak ministère de la famille pour ñu yombale leen seen liggéey boobu noonu. dama leen di seen en ligne ma gis ne ay jeunes ngeen yu smart nag. ndax yéen a ngi ci wàllu digitalisation. ngeen digitaliser nag seen système. ba nga xam ne ku mel ni Maeva tey bu réeree. bu duggee rek dana xam nu muy def ak yéen. waaw c'est très important volet digital boobu noonu. parce que boo xoolee ndaw yëpp ñu ngi ci réseaux sociaux yi. dëgg la et que réseaux sociaux yi tamit amul limite. waaw frontière yëpp lay dem. c'est vrai te mën nga toucher tamit public bu large. peu importe âge bu mu am ak yooyu noonu. et que boo sa voix day porter. et que y a beaucoup de jeunes aussi instant yi nii ay influenceurs leen di wooye wala ay activistes. bu ñu waxee gars yi dinañ leen déglu. et que même si au delà de loolu noonu. war nañ mën a wàcc amul du ñëpp connecté tout le monde n'est pas connecté il faut qu'on aille faire des visites à domicile dans les régions ak yooyu noonu mais avant loolu noonu ci réseaux sociaux yi outil la pour ñu mën a véhiculer ay messages ak yooyu noonu. c'est vrai waaw. très bien waxtaan bi ñun daal neex nañu jeunes yu mel nii la ñu bëgg a gis ci dëkk bi ay jeunes yu engagés des hifoshi comme ni ñu koy waxee noonu la de xaw nañu branché tuuti très bien voilà lii mooy ñëw nekk nag vraiment dernier tour de table ndax gis nañ ne ñu ngi ñuy seetaan message yi bare nañu témoignage yi ñu ngi ñëw itam bu leen jaaxlee mën ngeen a waxtaan bu baax a baax ci li leen concerné jëm ci wàllu excision yéen ñi nga xam ne dund ngeen ko ba pare ñu ci mel ni ñoom docteur Khady Konaré Dembélé ñu ngi fii bu leen rus amul rus ku nañu dindi masque yi ñu dem toog ku ci mel ni tey ñoom soxna Bigué Ba boo leen jegee rek dinañ la teg ci yoon lii am na ba noppi dañuy xool kay naka la ñuy def ba sunu doom yi duñ ko dund naka la ñuy def ba sunu rakk yi duñ ko dund te ñi nga xam ne itam jot nañ ca jaar ñu teg leen ci yoon gunge leen ba seen nekkin ci société bi gën a yomb bu ko defee docteur Hawa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw di rafetlu lool li ma fi gis ak li ma fi dégg parce que dama nekk bitim réew. nekk Canada ay at yu bëri. commencé woon liggéey bi fii
dem bi ma demee Canada dama def noonu dama bàyyi affaire mutilation sama gannaaw. waaw mais ma ñëw quelque temps après gouvernement bi contacté ñu ñun femmes intellectuelles yi ni dañuy wut ñi xam dara ci mutilation. dëgg la ah ma ne Canada ay luy Canada luy mutilation. rek dafa am benn jigéen bu doon accoucher ndek dañu ko ni ko soxna Biige doon wax dañu ko taf dañuy wax taf mënuñu def fexe ba mu accoucher ñu toppatoo chirurgie et tout ça ba mu accoucher jëkkëram def point am sur la table ni defal leen sama jabar ni mu meloon loolu mooy lan mooy ñawaat leen ko kenn ki tam tapé point sur la table ni duñu ñun déontologiquement mënuñu def loolu boobu nag comme on dit les langues là se sont déliées am na ay infirmières yu bëre sage-femme Canada doon ko gis waaye di ko ragal di wax parce que canadien dafa respectueux des cultures des autres daaw ñu ko ñeme wax ñu commencé nag di ko wax ñu xam ni que problème bi kat mi ngi fii ci société bi ndaxte même bu fekkee ne defuñu ko fii comme ni ñu ko defee en France bi ma la koy wax sànq am na ñi nga xam ne dañu ko subir seen pays ñu ngi ñëw fii nekk ak ñun ci Canada donc il faut ñu saafara ko donc bi may dem affaire évolution bi tolluwul ni ko madame la directrice présenté léegi jeunes yi impliqué wuñu woon chef religieux yi dugguñu si woon te xam naa ni côté religieux bi tant que leeraluñu si bopp nit ñi lii du li nga xam ne lii diine def ko santaane lii du li nga xam ne lii ku ñu xaraful bu la joxee ndox mi waroo ko naan ndaxte dafa araam wala bu toggee waroo lekk wala dafa araam donc leeral bopp nit ñi góor ñi ni ko soxna bi nga waxee ñoom ñooy la génération tampon ndaxte waxuma sax wax comme ni ma waxee woon sànq guñu jigéen bu jabaru bu xaraf waaye seen doom yu jigéen yi kenn du leen xarafal ndaxte dañu koy bañ donc implication les chefs religieux implication des jeunes une façon dynamique du ministère de la femme c'est-à-dire du gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la femme des experts comme ñoom soxna Bigué gis nga ni mu leeralee wax ji bu fekkee ni continuer nañu ko am nañu yaakaar qu'en 2030 bu nekkul 0 dina nekk ba ñëwaat ba 2% après des années suivantes mu nekk 0 yàlla nañ ci dellu vivement ndax directrice wax na ko sànq doxoon nañ ci jéego yu bare bu ñu gënee góorgóorlu mu gën fi jóge soxna Bigué Mbodj waaw loolu moom mooy sunu ëmma lu nu yaakaar te li koy gën a yokk dama yaakaar ni léegi tamit na xale yu góor yi tamit ñoo ngi toll ci la soxna na ñuy ànd ak soxna yi biir salle d'accouchement dëgg la su ngeen duggee fekk ni jigéen di wasine ngeen teewe jafe-jafe yi jigéen yi di dund bu nga ko amee doom yi mu ëmb am ko di ngeen xam ni lépp li ñuy wax ni lu ñuy dund la métit la bu dëggu boo xamee ni day topp nit ki du giiru dundam kon nag dafay jar ngeen jóg jàpp ci di gërëmaat encore une fois ministère de la femme madame la directrice di kontaan ci émission bi di kontaan ci ñin fi fekk parce que docteur Aboubacar dañu kontaan ci déglu la parce que dafay tax ñun tamit ñu xam ne am na ñu jiitu woon ñun ñu ngi ñëw ñu ngi ànd ak suñuy doom pour que ëllëg si biir suñuy sët duñu mën a dund li ñuy wax excision très bien mu mel ni noonu la hiérarchie dafa baax te miin nañ ko wax dëgg yàlla en Afrique rawatina au Sénégal aînés yi toujours dañ leen di sargal jërëjëf soxna Bigué Ndoye lan mooy nekk dernier message bi waaw dernier message bi mooy que ñun jeunes yi ñu engagé wu et que ñu def lépp suñu dooleeg suñu kàttan parce que am nañ ko mën nañ ko comme que état bi am na ay politique bu mu mettre en œuvre ba pare mooy d'ici 2030 ñu réduire ko ba 2%. d'accord ñun bu ñu ci jàppee incha allah dinañ atteindre objectif boobu noonu et que ñun ñëpp bëgg neen société bu modèle bu am citoyenneté et que ci kër yi nañuy yaree te bu ñu demee ci kër yi moom suñu yaay yi ñooy yar
kon nag ndaw yu jigéen ñi war na leen encadrer. sàmm leen jox leen xam-xam ba ñoom ñooy nekk futur yaay yi. c'est vrai et que ñoom ñooy influencer société bi. macha allah merci beaucoup si invitation. merci beaucoup Ndoye des yaay modèle. et puis ay léegi grand-mère yi dañu smart ay jeunes lañu. am nañu vivement yaakaar ne lii daal dana fi jógee. mango parce que ñoom Eva yëpp ay grand-mère lañu léegi. très bien madame la directrice yow la ñuy bàyyi le dernier mot nga tëj rek waxtaan wi. voilà merci Eva man foog naa ne sama premier mot mooy remercier tous ces acteurs qui ont été aujourd'hui avec le ministère mais aussi grâce à l'appui de nos partenaires UNICEF ak UNFPA xam-xam lañ fi dégg xaaruñu woon lu gën a ndaw lii ndax madame la présidente wax na ko dañoo dajale ñi nga xam ne xëy na mënoon naa gën a yaatu lii mais ñi fi nekk nag mooy ñi nga xam ne ñi ngi ciy liggéey ñi nga xam ne ñoo fexe ànd ak ministère de la femme ak yeneen ministères yi maanaam le gouvernement pour ñu mun a am avancé kon boog ñun suñu perspective mooy gën a dëgëral ànd boobu nga xam ne moom la ñuy ànd ak association yi ànd kook société civile ànd ko leader religieux ak leader d'opinion yi très bien parce que recherche yi nga xam ne du moins quatrième plan bi ñuy jëm parce que on travaille avec nos partenaires sous un plan le quatrième plan dafa ne nañu jiital xale yi nañu jiital leader religieux yi et d'opinion mais itam nañu xam ne mënuñu am lenn tant que waxtaanuñu c'est vrai ci conséquences yi nga xam ne moom la madame la présidente wax mais itam teg ci wàll bi nga xam ne moom lañ jox diine te ñu war ko mun a leeral mais te ñu bañ a fàtte ne yëf yi aada la ku ne aada lu tax ñu dem ba teg ko dafa amul luñ ci séentu woon kon boog ñu nekkuñu ci janoo dañu nekk ci waxtaan dañu nekk ci déggoo ba li gën ci jigéen ñi ñu def ko li gën ci Sénégal ñu def ko kon boog ñu gën ci yegg loolu nag moom moo waral sax mbir mi ñu jëm ndax le 6 février moom mooy date bi nga xam ne moom la ñu retenir tous les ans ci waxtaanee excision tey nag grâce à TFM ñu am plateau spécial bu am solo bi muy tey le 5 muy veille bi dañuy def tamit ay événements yu bari le 7 février incha allah ministre de la femme dina valider excusez-moi stratégie comme lu ma waxoon pour la première fois le Sénégal va se doter d'une stratégie bu nga xam ne ñëpp a toog waxtaanee ko pour mun a yegsi ci suñu objectif de Sénégal avec 0 ou bien au minimum 2% de taux d'excision en 2030. Très bien. Donc loolu activité la bu am solo bu nga xam ne avec ce plateau moom it bi nga xam ne xalaat nañu dina yegg fu ne. ñu moom la ñuy célébrer 6 jours d'activisme. Ce qui nous mènera à mettre en œuvre un 3e plan d'action 2022-2026 pour le Sénégal avec tous les acteurs. di sant ñëpp di sant téléspectateurs yi ñu toog di ñu déglu tey di ñaan yàlla li nga xam ne moom la ñu sumb ak ñii ñëpp yàlla jàppale ñu ci population bi adhéré communauté yi adhéré comme ni ñu koy defee dans des déclarations publiques mais itam ñu gëm ne Sénégal dafa jiital jigéen dafa jiital droit wu fii ndax dafa xam lan la ñu représenté ci société bi kon boog loolu laa ñu amoon tey di ko partager avec le Sénégal di ko partager avec l'Afrique di ko partager avec la diaspora. Très bien. Tout a été dit madame la directrice ñu ngi lay remercier bu baax a baax madame la présidente kontaan nañu ci moom itam professeur Awa Bokar ñu ngi koy gërëm bu baax a baax waaye madame la présidente daal ni ma la ko waxee rek na nga xam ni am nga fi ñoo xam ne soxla nañu sage-femme te ñu ngi lay wër professeur Awa Bokar vraiment merci à vous et ñu ngi remercier aussi jeunes yi nga xam ne très à côté des jeunes filles loolu rek la ñuy xaar ci yéen parce qu'on a besoin de jeunesse saine une jeunesse boo xam ne ëllëg mooy bâtir réew mi kon ca commencement bi léegi saa si tembe ngeen war a dox farata te yéen a ngi ci ministère de la femme nag bu ñu ko waxee dinañu nuyu suñu soppe ba soxna Ndeye Sali Diop Dieng wax dëgg yàlla di ko féliciter ak encourager ko pour la suite ndax liggéey bi jeexagul te ma nga ca biir macha allah ak mbooleem jigéen boo xam ne dafay xëyi
ca ministère de la femme ak yeneen ministères yi képp ku toogoon ci plateau bi ñu ngi lay remercier bu baax a baax di wax itam ñu doon seetaan imam Fall macha allah sëti xaali Amar Fall boobu ñu ngi koy remercier di wax képp ku toogoon di nu seetaan mbir mi boo ci newulee sax xamal ne sa mbokk mën na koo def te itam loo xam ne bu jugee dafay gàllankoor jigéen ñi day gàllankoor xale yi jigéen yi ndaw yi wax dëgg yàlla soxlawuñu ko ci sunu société xale yi ndaw yi ëllëg ñooy jur doom ëllëg ñooy yor seen foyer kon faaw ñu sàmm leen bokk nañ ci ñu sàmm leen ñu jële fi li nga xam ne mooy excision te am nañ yaakaar ne dégg ngeen sunu ay kàddu waxtaan la woon ndax boo fekk seen nit ki ci aadaam ak cosaanam faaw nga waxtaan ak moom ak beaucoup de souplesse et am nañu yaakaar ne réussir nañ ko ndax ñu ni neen la ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah à très bientôt incha allah toujours rek ànd ci ak waa ministère de la femme